asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fii seetaane xabaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci njiitu réew mi Macky Sall gannaaw nag bu ñu amalee élection législative au 31 juillet moom nag mujj na daal di biral première session bu assemblée nationale ci ban date lañ ko war a daal di jàpp moom mi leen nag xamle ne dana daal di am ci fukki fan ak ñaar ci weeru septembre ci décret bi di numéro 20/2022 mbir mi leen nag sax daal di nañ ko rendre public danañ wax tamit ci poste premier ministre ab diire nga di ci diwaanu Sénégal amul ñu premier ministre mu nekk poste boo xam ne dafa daal di stratégique loolee nag askan wi ñu ci bari ñi ngi xaar ñu daal di koy delloosi ak solo su mu am ci biir gouvernement bi mouvement sunu gaal ca kanam ñoom nag dañoo daal di janoo tamit ak taskatu xibaar ci semaine bi ngir daal di ñaawlu njublang gi nga xamante ni dañ ko daal di nemmeeku ci suuf ci diwaanu Sénégal ñoom ñu daal di gis ne suufu réew si dañ koy daal di caxat-caxate kii nag di Ousmane Sonko moom tamit dafa daal di amal ab mouvement boo xam ne mi ngi ko daal di duppee Maggi Pastef nag lan la daal di wundu da ngeen dégg Ousmane Sonko ci biit xabaar yi dinañ wax tamit ci convention des jeunes reporters du Sénégal ñoom ñi leen nag dañoo daal di amal ab lël maanaam ab atelier boo xam ne liñ ci daal di jublu mooy tàggat ay ndaw yoo xam ne dañu mën a xam assemblée nationale tëralin bi naka lay daal di doxee gestion bi ak ñoom seen naka lay daal di demee loole nag mu nekk loo xam ne seen yitteel ñu bëgg ko daal di pencoo ak ndaw yi ñoom tamit sax danañ daal di def ci diwaanu Sénégal yi nga xam ne nag mooy carte nationale de presse képp koo xam ne nag da nga bëgg nekk journaliste ci mim réew li nga war a am nag mooy carte nationale de presse loole nag danañ ko daal di commencé benn fan ci weeru septembre képp koo amul nag duñ la mën a reconnaître fii nag ci diwaanu Sénégal am ni nga xamante ni moom nañ daal di duppee mariage forcé mu nekk loo xam ne ñu ci bari ci xale yu jigéen ñi ngir ñu daal di am jëkkër dañ koy forcé te duñu ko daal di nangu loole nag nekk na loo xam ne dafay indi ay njeexital ndax nit ki moom soo ko mayee ku mu bëggul loolee mën na indi ay jafe-jafe loolee tamit ñu gën ko yaatal wax ci xale yu jigéen yi nga xam ne dañuy def li ñuy wax promotion canapé ay tëralin yu bees ngir nu ñuy def ba daal di jaay seen bopp ñoom tamit beneen mbir mooy ñi nga xamante ni ñooy xale yu jigéen ñi dañuy def li nga xam ne mooy ay arnaque ci biir réseaux sociaux ak nun ko mën a defee nag loolee nag askan wi daal di nañ ko ñaawlu xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képp bi la jotaay léegi nu daal di yaatal. ñu nuy waat leen beneen yoon yéen ñi nga xam ne yéen ñu daal di safoo ba fi tataane xabaar yi comme ni leen ko junjee rek ci bopp xabaar yi jiitu réew mi Macky Sall ci ab décret moom nag daal dina biral date bi nga xamante ni moom la ñu war a daal di ubbi première session bu député yi nga xam ne moom lañ daal di fal yees ci assemblée nationale ci fukkeel ak ñeenteelu législature bi loolee nag mi ngi war a daal di nekk ci fukki fan ak ñaar ci weeru septembre ci ab décret bu numéro 20/2022 loolee nag daal na ko fësal ci public bi. ñu wax ci nag ci ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko moom nag ci semaine bi dafa daal di amal ab mouvement boo xam ne mi ngi ko daal di duppee Maggi Pastef nag lan la ci undu ak lan moo tax mu daal di créer bile mouvement ñu daal di déglu Ousmane Sonko mu daal di ci andi ay leeral. ndax nag parti bi ñu ngi ko sos 2014 dañu ne woon parti bi mun na admettre ay mouvement waaye 2014 si boppam defe naa mouvement des femmes. judd na mouvement des jeunes judd na mouvement des cadres judd na mouvement des enseignants judd na il a fallu ñu ñëw ba 2022 parce que li ñu xamoon mooy mag li koy convaincre dul yomb ndax fi mu jaar ak li mu xam moo tax doo jóg rek mun koo ambale ci dara moo tax ma ne leen li gën a dal suñu xel mooy tey magu Sénégal ni ñu jëlee projet bi loolu rek day dëggal ni fi ñu teg suñu tànk foofa la lii dafa firndeel évolution projet Pastef waaye Alla Kane wax na ko léegi Pastef fusionné na ak ay parti yoo xam ne
boo ci jël référence la ci Sénégal ci histoire du Sénégal te du ñoo xam ne mën nga leen a laxas noonu yóbbu leen caaxaan yóbbuwu leen fenn gannaaw yàlla ñun rek ñoo mën a tere projet bi yegg su dee defuñu li ñu war a def. mouvement bi nga xam ne moom lañ daal di duppee sunu gaal ca kanam ki ko daal di diriger nag mooy Mame Ousmane Diagne moom nag li nga xam ne moo ko tere nelaw mooy caxat-caxate nga xam ne dañ koy daal di caxat-caxate suufu Sénégal moom mu gis ne ñu ci bari ci réew mi ay boroomi alal la ay ñi nga xamante ni ay sëriñ ak ñeneen dañuy daal di caxat-caxate suuf si ñu leen koy jox ci lu dëppwul ak yoon loolee nag moo tax moom mu daal di mer bu futu daal di janoo ak taskati xibaar yi ngir daal di ñaawle mbir mu nu mel ñu daal di koy teewlu. demandé nañu Descos mu agir ci mbir mi donc y a des plaintes yu nga xamante ne ñu ngi en cours mais dafa mel ni ñi nga xamante ne ñoom lañu jox wàll googu mu ay Descos ak ay urbanisme ak ainsi de suite dañ koy jàppale ci mbir moomu pour ñu sàcc alalu jàmbur parce que dañu koo séddoo ba tax na ñun jamono. Omar Sy approché woon nañu de par l'intermédiaire de l'ami Cheikh Gaye pour ñu trouver terrain d'entente si mbir moomu la si la ñu élaboré woon le lotissement des 1074 parcelles ñu def ko si ay titres yoo xam ne état du Sénégal moo ko moom ak des TI donc ñoom la gënoon a seet mooy enquête commodo boobu bañ koy déposé ñu dugalaale ci lotissement boobu dugal ci képp koo xam ne kii ci en droit da nga fa am ay terrain te état jox ko illégalement à Omar Sy wala boog Omar Sy mu ngay occupé terrain jàmbur illégalement et l'état toog di seetaan loolu mooy premier scandale bi nga xamante ni il fallait ñu wax leen ko ngeen xam ne mu ngi fi lii nag li tax ñu koy def comme dañu liggéey ak son excellence di ko jàppale dañ bëgg lii mu yëg ko parce que ñun dañ jàppale yëgu ko léegi nag tey ci conférence bii dañ jàpp ne mooy doon suñu mbëjëntal conférence si négocier Omar Sy na bàyyi terrain jàmbur su ko bàyyiwul ñu réglé ko si masla yoon réglé wu. autorité bu régulation poste télécommunication seen directeur bi moom nag dafa daal di am mébét li mu bëgg nag mooy gën a amal ay ñongal maanaam nees lay def ba daal di yokk li nga xamante ni mooy jëm ci couverture réseau loole nag nekk yitteem moo tax mu daal di amaloon ab atelier boo xam ne da ko daal di organiser ngir amal ab comité ba pilotage boo xam ne mooy daal di yombal booleep réseau boo xam ne dana tax daal dana indi gën a yombal ay couverture ci mim réew ñu daal di déglu directeur général bu ARTP. L'objectif de cet atelier d'aujourd'hui est installé. Objectifu atelier bi mooy ñu taxawal comité bu pilotage bi atelier bi nekk na loo xam ne lu ñu soxal loolu la taxawal nañu comité de pilotage bi tax ñu mën a boole ay acteurs bu secteur bi ba nga xam ne dinañu leen mën a dimbali ci seen qualité bu service activité bi nekkul loo xam ne lu obligatoire la ci waa ARTP mi ngi bokk ak yeneen structure yu si mel ni ministère des finances ak banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. malaise nag moom lañ daal di jàpp ne nag dafa am foole ci Sonatel mu am ab xëccoo boo xam ne dafa dox ci direction générale bi ak ñi nga xam ne ñooy liggéey foole mbir munu mel nag dafa gën di ëpp doole ci bés yi nu génn ñu daal di ñoom ñu gis ne nag Orange France dafa daal di jël ndogal ngir daal di jox ñenn ci ay employés ay prime exceptionnelle mu tombanteeg am na ñoo xamante ni ñi ngi bëgg dee sonn lool ca boole entreprise ndaxte jafe-jafe yoo la nga xam ne moom la ñuy dund saafara wuñ ko bay saafara loo xamante ni ci ay prime exceptionnelle jagleel ko ñenn ñi loolee nag moo daal di tax ñoom nag ñu koy daal di naka la ñu gis ne nag Covid 19 bi moo tax lu ci bari nag ci entreprise yi ñu am ay jafe-jafe. convention des jeunes reporters du Sénégal ñoom nag dañoo daal di amal ab atelier ngir daal di daje ndaw ñi ngir gën a waxtaan ak ñoom assemblée nationale tëralin bi gestion bi fonctionnement bi naka lay daal di demee ak solo suma am moo tax nag ñu daal di amal ab atelier boo xam ne danañ ci daal di waxtaan jukki xam-xam yi ngir daal di xool solo su mu daal di am ñu daal di leen di teewlu. bi ñu woowee bien la convention bi ñu woowee convention des jeunes reporters du Sénégal pour waxtaan ak journalistes yi ci lan mooy organisation et fonctionnement assemblée nationale lan mooy pouvoir du député
lan mooy travail parlementaire ak yan instrument yan jumtukaay la Assemblée nationale am pour mën a saytu liggéeyu pouvoir exécutif. Donc gannaaw bu ñu defee première session ci Saly avec benn groupe ak benn groupe de journalistes ci wàllu redevabilité parlementaire ci wàllu lutte contre la corruption ci au niveau de l'Assemblée nationale ci wàllu fiscalité ci wàllu budget programme tey jii ñu ne nañ dajale également beneen groupe journaliste pour waxtaan ak ñoom dëgg-dëgg sur le travail parlementaire lan mooy relation entre pouvoir exécutif ak pouvoir législatif lan mooy relation entre les députés seen biir yan texte également mu leen forger donc lépp loo xam ne jumtukaay la te constitution bi maye ko te règlement intérieur également maye ko dinañ ko jëm a waxtaan ak journalistes yi fii tey au niveau de la maison de la presse mais duñ ci yem parce que dinañ fexe ba yaatal formation bi journalistes yi nga xam ne ñoo nekk à l'intérieur du pays. Pourquoi ñoom parce que député yi fa lañ soqeekoo fa lañ jógee donc ñoom mën bu ñu xamee texte yi nga xam ne moom régir Assemblée nationale bu ñu xamee texte yi nga xam ne moo nekk ci biir constitution tam régir également relation entre pouvoir exécutif ak pouvoir législatif dinañ mën di interpeller les députés yooyu également di mën a interpeller seen moromu naataange au niveau de l'Assemblée. gannaaw loolu li nga xam ne nag mooy carte nationale bu presse ci diwaanu Sénégal képp koo xam ne nag da ngay journaliste technicien cadreur wala monteur nga bëgg génn ngir amal sa liggéey comme ni mu waxee jamono ji daal dañuy laaj li nga xam ne mooy carte nationale bu presse loolee nag mi ngi war a daal di am 1er septembre bii di ñëw képp koo xam ne daal amoo loole dañ daal jàpp ne yow mi le daal say mbir nekkut loo xam ne dafa daal di leer wala mu daal di légal ni déglu ki nga xamante ni moo ci indi ay leeral. Nous avons distribué 696 cartes et il y a 98 cartes qui sont présentement en production. Ça, ce sont les chiffres que nous pouvons partager avec vous. Donc, nous avons enregistré 1522 demandes. Nous avons examiné quelques 1400 dossiers. 794 dossiers ont été validés. 696 dossiers, cartes ont été distribués et 98 sont en production présentement. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui pour vous annoncer, vous le savez déjà, que la date d'exigibilité de la carte nationale de presse est fixée au 1er septembre 2022. À partir de cette date-là, suivant les dispositions du Code de la presse, seuls les titulaires d'une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas nous qui le disons. Ça veut dire quoi? À partir du 1er septembre, lorsque vous devez aller couvrir un certain nombre de manifestations, que ce soit une manifestation publique ou une manifestation privée, que ce soit même une manifestation de rue, lorsque les policiers, les gendarmes et les organisateurs voudront vérifier votre qualité de journaliste ou de technicien des médias, ce ne sont plus vos cartes maison qui feront foi, mais la carte nationale de presse. Inondation foole ca diwaanu Touba màggal gi nag jamono boo xam ne li ci des daal di bareetul am na ñu bari foole ca dëkk bu sell bi ñu ngi ci biir ndox ma ca la ñuy daal di tëmbu loole nag moo daal di tax ñu daal di fa yóbbu ay camion yu bari yu takku yoo xam ne leen ñëw ngir jàppale leen direction bi nga xam ne moom lañ daal di chargé wu ngir mu daal di gérer loolu ngir mën a prévenir ci wàllum inondation moom nag moo daal di engagé daal di déployer lu ci tolloo ko ñaar fukki camion ngir mën a dimbale ñoo nga xam dañoo nekk ci biir ndox mi loola nag danañ ko amal bu fukki fan laata màggal gi di am bu màggal gi jeexee nag tamit lu ci tolloo ko ñaar fukki fan ak juróoma danañ daal di continuer moo leen mbir ki xam ne loolu sax mooy gouverneur bu Diourbel di Ibrahima Fall. gannaaw loolu ñu wax ci tabax nag dafa nekk loo xam ne dafa jafe lool ci diwaanu Sénégal li ko waral nag mooy ciment bi nga xam ne dañoo daal di gis ne jamono ji dafay gën di yokk bu njëkkoon ciment mi ngi doon jar 63 000 francs CFA mu yokk ba 65 000 francs CFA jamono ji nag prix bi gën na daal di yéeg ba 70 000 francs CFA loolee nag mu nekk loo xam ne dafa daal métti lool ci bari ci waajur yi mu nekk seen njàkkare moo tax nag ñuy woote wàllu di woo ki nga xamante ni mooy nguur bu Sénégal ngir daal ñoom ñu daal di ci dugal seen loxo ngir daal di indi ci ay saafara ngir régler mbili mbir ñu wax ci santé jamono ji ñu daal di génn ku ne xam ne ne amoon na aw coow bu rëy a rëy foofal sa hôpital Aristide Le Dantec
rek gannaaw bu ñu waxee ne nag dañ koy dal di génnee ña fa nekk ngir andi ci ay yeesal wala sax am na ñoo xam ne dañ doon jam baraamu tuuma ne état bi da ko bëgg dal di jaay mbir munu mel nag jamono di daanu ci kaw tribunal ndaxte collectif bu association défense droit consommateur ñoom ñi nag dañoo daal di annoncé woon ab plainte ngir daal di contre état bu Sénégal moo sax consommateur yi daal di gis ne mbir mi nag li ci daal di nekk te muy dëgg mooy am na lu ci bari loo xam ne dañ ko waroon a daal di leeral te dara leeru ci. commune nag bu Thiès Est ñoom tamit dañoo def seen yitte maanaam seen priorité mooy nees la ñuy def ba gën a liggéey ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum jàng ak jàngale waaye tamit nees la ñuy def ba gën a yokku wàllum pàcc moo tax nag ci semaine bi ñu génn kii nga xam ne mooy maire bi di Ousmane Diagne moom nag daal dina amal ab inspection ci yenn chantier ca boole ci commune bu Thiès ngir daal di xool lan yeesal la ñuy def yu jëm ci éducation ak santé ñu daal di déglu maire bu Thiès Est. tournée bi ñu doon def tey ma ci commencer d'abord mes premiers collaborateurs muy les gens. Je commence d'abord par remercier tous les collaborateurs du service municipal, mais l'après ce matin nous avons effectué une visite des chantiers de la commune de Thiès Est. Comme vous savez, nous avons hérité d'une commune où tout est à refaire. L'éducation et la santé sont les deux secteurs prioritaires. C'est pourquoi nous avons visité quelques écoles. Aujourd'hui, nous sommes presque vers la fin de ces travaux et d'ici 10 jours, je pense qu'on va réceptionner ces biens. Nous avons procédé également à la pose de la première pierre du poste de santé de cité Khadim au coût de 79 319 000 francs CFA et un autre au coût de 70 millions de francs CFA. Bureau yu ordre médecin du Sénégal ñoom nag dañ leen daal di tuumaal ci lu jëm ci wàllum vol ñoom nag ñu gis ne dañoo daal di ànd ci ab complicité boole vol ñu daal di ko duppee recel ci ay deniers publics koole nag ñu ci daal di tuumal mi ngi wuyoo ci Fallou Samb moom mi le nag ñu daal di gis ne direction ordre médecin bi dañoo daal di débloqué woon lu ci tollook ay millions yu takkoo takku ngir daal di dimbale ñi nga xam ne dañoo daal di amoon ay jafe-jafe ci inondation gannaaw buñ doon def ci ab lël ci jëm ci conseil national ngir indi ay saafara ci ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe ci wàllum inondation waaye moom daal xaalis ba fa mujj daal mooy da koo daal di luubal. loolee nag ngir ñu koy dëggal mooy jamono ji tamit foole ca cité Mixta police bi dafa dal di jàpp ay xale yi jigéen ñoo xam ne ñoom seen yitte liñ doon def mooy yëngatu ci wàllum prostitution clandestine loolee nag mu nekk loo xam ne dafa dal di ñaaw lool xale bu jigéen bi ko doon def sax ñoom ñu dal di jàpp ne mineur la mi ngi toll ci fukki at ak juróom-ñett suñu sukkandikoo ci journal bi di Les Échos journal bi dal di xam ne ni xale bu jigéen bii nag moom bu daan daje ak ay clients yam da daan futteeku comme ni ko ndeyam daal di joxe gannaaw buñ ko jàppee nag ba xabaar yi daal di sa law ci réseaux sociaux yi situation bi population bi daal daf leen daal di sokke ba ñëpp daal di ñaawlu mbir moole mariage précoce maanaam ñi nga xam ne nag dañ mataguñu sëy wala amaguñu at yi nga xam ne mate na ngir daal di dugg ci néegu sëy léeg-léeg dañ leen di daal di forcer jëkkër yoolee mariage nag yan jafe-jafe la mën a indi population bu Sénégal ñoom nag daal di nañ ci àddu gis ne mbir moole nag mën na indi ay jafe-jafe bu ñu daal di mayee xale bi koo xam ne daal di ko bëgg ñu daal di déglu reportage bi nga xam ne Oumou Kalsoum Diallo defal nañu ko Matar Diarra. mariage précoce nekk lu ñu seetlu loolu ci Sénégal te mi ngi indi ay gàllankoor yenn jigéen ñi di ci ñàkk seeni bakkan ku ci mel ni Mohamed Baldé di ci yëy yàbbi teg ci di ko ñaaw. donc li ma ciy wax xam naa du bëri juste pour ay quelques conseils rek ci parents yi ñu bàyyi xel ne xale yi dañ leen war a yor toppatoo leen bàyyi leen ñu jàng ñu góorgóorlu parce que ku nekk da nga am sa mission. te sa mission da nga koy bëgg accomplir te boo xool li ci ëpp ci comprendre ci village bi lay ëppee ci yu mel noonu donc. ci sama xalaat bu gàtt responsabilité yi c'est partagé yenn saa yi faute bi ci parents yi la wante xale yi tamit am nañ ci seen wàll jamono yi numérique la ñu nekk kon waajur yi dañoo war a jàppale seen i doom ci njàng bi xamle kii di Babacar Niass di étudiant en géographie ca université Cheikh Anta Diop. pour man mariage précoce actuellement fu ñu toll nii.
ñoo constaté que xale yi une fois que seen jàng bu soriwul rek dañuy sadone wu ci mariage précoce pour man mooy première cause bu ma gis plus njàng mi yaa ngi élevé wu dans ce cas jàng mi dana la freiner que ba doo mën a dugg ci ay mariage précoce yi nii mais en même temps responsabilité bi c'est une responsabilité partagée entre parents ak femme bi des fois xale bi bu mënta téye boppam parents bi dañuy jéem a ñoom léegi jógee ci seen responsabilité d'accord léegi l'autre fait sur le plan sanitaire déjà dafa am ay problèmes parce que ku am 16 ans 14 ans 17 ans nga ba 13 ans nga bëgg ko marié loo kooku noonu est-ce que mën na atteindre grossesse. sëy nekk lu baax lu gën lu l'islam digle ak bépp religion sax wante nag sëy sa teel nekk lu mën a jur ay jafe-jafe ñenn jigéen ñi sax ci seen sëy teel perte nañ ci seen bakkan ci seen accouchement population sénégalaise bi kon di ñaan waajur ñu jàppale seeni doom ndax dakkal lu ni mel. jamono ya tey nag ci réewu Sénégal ba tey loole ci la ñuy wax muy Sénégal ñi nga xam ne dañoo daal di nekk ci réseaux sociaux yi ngir daal di def li nga xam ne mooy njublang nees la ñuy def nees la ñuy teg seen i ay pexe ngir daal mën a nax ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi loolu ñu daal di ko duppee arnaque am ñu ci bari ñoo xamante ni nax nañ leen ci internet loolu nekk Sénégalais yi ñenn ci ñoom jàpp ne mbir mi dañ ko war a daal di réglementé te état moo ci war a daal di jóg ngir képp koo xam ne yaa ngi jug di naxaate ci internet ñu mën la teg ay daan ñu daal di déglu micro-trottoir bi nga xam ne Léna Mbaye def na ko Penda Gueye Matar Diarra. benn solution bu efficace rek la bëggoon a joxe mooy il faut les juste dénoncer à la police ou à la gendarmerie loolu mooy solution bi gën a gaaw. moo gën a gaaw mosula daal. non mosuma dal nag. wala bu ma dalee fàttaliku ma ko. mais da ngay dénoncer rek. da nga koy dénoncer parce que yoon ñooñu fi nekkal. effectivement. waaw ñooñu fi nekkal donc c'est juste dafa lu simple la. da ngay woo la police wala la gendarmerie jeex na ñoom dinañ ko régler. dama yaakaar ne dafa am benn business bu nekk ci ginnaaw parce que en général nit ñi dañuy faral di wax li am vraiment par exemple dañuy jëw ay produits yoo xamante ne dañuy wax ne produits yooyu day joxe ay résultats assez rapidement ak yooyu noonu alors qu'en vrai demeewul noonu donc dafa am benn business bu laaxatu ci suuf donc voilà ku ci nekk nag am na ñu profité am na ñoo xam ne ay influenceurs yoo xam ne ñu ci profité di enrichir seen yoon nekkul seen abonnés yi donc pour man je pense que voilà amul benn dafa war a am plus de transparence parce que tamit boo amee ay nit yu lay suivre et tout kay promouvoir ay produits au moins le minimum c'est que nga leen wax dëgg quoi. donc voilà donc muy côté influenceurs yi comme côté ñi di commercialiser produits c'est pas bien pour les gens. dire que loolu dëgg la parce que ça m'est arrivé une fois ma jënd benn produit cosmétique en fait li ma gis sur le pub si net bi Facebook ma contacté comment dirais-je ma contacté commercial bi. mu livré ma mais déjà emballage bi bokkul. emballage bi ak ni mu publicité c'est différent. après ma rappelé ko. ma ne ko man li ma gis nga publier ko ba tax ma jënd ko. ak emballage bi nga ma livré. y a une grande différence. mais elle a trouvé une excuse mu ne ma non c'est juste que kii bi moo jeex emballage bi moo jeex mais je sais pas ndax man produit bi ma commandé la. wala kii mais bi ma ko utiliser aussi en même temps. amuma ci résultat gisuma ci effet bi nga xamante bi ni moom lañ waxoon ci que ni am na ci produit. xabaar ya bitim réew lañ koy daal di doore ak polémique bi nga xam ne moo am ci opération cartographie foole ca RDC élection générale bu yi nga xam ne dañ ko daal di jàpp ci décembre 2023 commission nationale électorale bu congolaise ñoom nag dañoo nekk ci yoonu jeexal li nga xam ne mooy cartographie bureau de vote ci opération bi nga xam ne dañ ko war a daal di amal ci recensement wu électeurs yi opposition bi nag ñoom dañoo daal di biral seen kaddu aussi le ton ngir daal di ñaawlu li nga xam ne daal dañ ko daal di violé ci texte yoole ñoom nag ñu nga gis ne li nga xam ne ñoo nekk ci bopp nguur gi dañ leen war a daal di obligé ngir ñu daal di publier lu jëm ci cartographie bureau de vote yi laata fanweeri fan ñuy amal li nga xamante ni mooy élection générale yi loole nag ñoom ñu gis ne campagne électorale bi dafa war a leer ba nga xam ne fichier électoral bi lépp loo xam ne rek dañ ko ci daal di tëral mu leer ci gëtti nit ñi.
Emmanuel Macron fole ci Algérie dafa dal di amal ab tukkee comme nemmeeku ku ne xam ne Algérie ak France nag dañoo am ab histoire ci passé boo xam ne dafa dal di diis tàngoon lool tar loolee tax nag ngir ñu dal di fàtte loole yëpp ngir dal di jubli ci yeneen yitte loo xam ne dafay dal di gën a rataxal diggante ñaari réew mi njiitu réew bu France dal dina dajeek ak El Mouradia ñoom nag dal dinañ dal di wane seen volonté ngir dal di relancer seen partenariat bi dox ci diggante France ak Algérie. Emmanuel Macron dal di gis ne visite bi nag dana tax ngir ñoom ñu dal di gën a avancer ci domaine yu bari rawatina ci domaine mémoriel. Ukraine nag ki nga xam ne nag mooy commandant chef bu armée ukrainien du Valéry Zelensky moom dafa dal di xamle ne guerre boobu nag gannaaw bu mu commencé lu ci tollook 9000 soldats ukrainiens dañoo dal di ñàkk seen bakkan guerre bi nag mi ngi dal di durer lu ci tollook juróom benn weer. kon mu nekk loo xam ne ay jafe-jafe la loo xam ne ci diggante guerre Russie ak Ukraine kon daal ñu jàpp ne lu ci toll ak 9000 soldats ukrainiens gannaaw bu guerre bi commencé ba tey ñoo ci daal di ñàkk seen bakkan. Portugal nag lu ci toll ak 100 000 hectares dañoo daal di lakk ba jeex takk loolee nag mi ngi daal di commencé ci benn fan ci weeru janvier ci atum ren loole la daal di am moo tax nag ñoom ñu daal di ñaawlu déplorer victimes yi nga xam ne moom lañ daal di gis ne loolu la lakk googu daal di indi ci moole réew loole nag mu daal di indi ay jafe-jafe ay dégâts yu bari moo tax nag justice ba daal dafa ubbi ab instruction ci 3300 yoo xamante ni ñoom ñu daal di gis ne lii di acte criminel la wala négligence mu nekk loo xam ne ab laaj bu samp la foole ca Portugal gannaaw boo xam ne lu ci toll ak 100 000 hectares daal ne takk ba jeex takk. xabaar yi tàggat nañ koy daal di doxee ak équipe nationale bu Sénégal moom mi nga xam ne war na daal di daje ak match xarito diggante Iran ak Bolivie loolu nag mi ngi war a am ci mois de septembre ngir ñu daal di waajal li nga xam ne nag mooy coupe du monde 2022 gaynde yu Aliou Cissé ñoom nag war nañoo daal di daje ak Bolivie ngir daal waajal prochain coupe du monde loolu lañ daal di xamle ci deuxième loolu lañ daal di jàng ci vice-président bu fédération sénégalaise bu football Abdoulaye Sow moo ko daal di xamle. éliminatoire CHAN 2023 équipe nationale locale bu Sénégal ñoom nag dañoo war a daal di daje ni ki tay jile ak Guinée ci samedi bi fële ci stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio loolu nag ngir daal di waajal li nga xam ne mooy qualification champion d'Afrique nation Algérie 2023 staff technique bu Sénégal ñoom nag ñi ngi daal di préparé ak doole DL bi ki nga xam ne nag mooy sélectionneur bu Lions locaux yi di Pape Thiaw moom nag daal dina jël ndogal ngir daal di renforcer groupe am bi ngir daal ñu mën ci daal di am ndam ca groupe bi bokk na ci Cheikh Lo Ndoye bu Jaraaf Pape Abdoulaye Dieng bu Dakar Sacré-Cœur Ousmane Kane bu ASC Douane. li nga xam ne nag mooy Ligue des champions 2022-2023 mu bokk na ci compétition Ligue des champions yi gën a mag jamono ji nag ci atum 2022-2023 dana xaw a andi ay jafe-jafe maanaam ci calendrier bi li ko waral nag mooy coupe du monde 2022-2023 bi nga xam ne war nañ ko amal foole ca Qatar waaye nag ñi nga xam ne nag ñooy dirigeant football international dañuy def seen kéem kattan ba lépp daal di jaar si yoon ngir daal calendrier bi benn calendrier bañ a yàq beneen calendrier. l'international sénégalais bii di Ballo Touré moom nag Nice ak Nottingham dañoo daal di teg gët ci bile international sénégalais ngir daal bëgg ko daal di jënd loole nag ñu ngi ko daal di estimé ci lu ci tollook 5 millions d'euros ki nga xam ne nag mooy international sénégalais bi kon daal moom mën na compter ci Pioli latéral international sénégalais bi nag am na ay chance nag ngir mën a jouer ci mondial 2022-2023 foole ca Qatar kon nag ñu mën a daal di jàpp ne bonne nouvelle daal mën na daal di daanu ci sénégalais bi latéral bi ngir mu mën a jouer foole ci Nice ak Nottingham
ngam bu fekkee ne jënd bi nga xam ne bëgg nañ koo jënd ci du ci tolloog 5 millions d'euros daal di nañ ko dëggal. international sénégalais bi nga xam ne mi ngi daal di toll ci fukki at ak juróom-ñeent Biram Diaw moom nag mujj na daal di officiel dana daal di dem ci Standard Liège daal di fa engagé ci tolloog ñeenti saison ci saison bi di ñëw moom mi le nag ñu ngi ko daal di formé ci Galaxy Sport Dakar Biram Diaw nag kon moom jamono ji ñu mën a daal di jàpp ne dana daal di rejoindre boole Standard Liège di club boole moom nag mu nekkoon ci rang formation belge gannaaw bu mu évolué ci Jupiler Pro League. xabaar yi tàggat yaram yi moo yëkkati jotaay bi di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.